salaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñuy suivre fii ci Sénégal7.com ci Sénégal7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen plateau tey suñu ganu tey gi mooy Cheikh Faye moom mooy coordonnateur bu ONG bu organisation islamique Jamra fële ci département bu Thiès Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa Sénégal 7 yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñu seetaan à travers Sénégal 7 nekk fii ci Dakar ñu koy seetaan en temps réel. Di nuyu sama famille di nuyu sama soxna ak samay sœurs yëpp maa ngi leen nuyu. Cheikh xam naa balaa ñoo dugg ci biir ci yokku waxtaan wi. li ñu njëkk a wax mooy Cheikh yow ONG Jamra bu ñoom Mame Makhtar Gueye nga bokk wala ONG Jamra bu Bamar Gueye. waaw foofu moom dama fiy leeral tuuti ndax yàlla def na ci ONG Jamra bu Mame Makhtar Gueye laa bokk. lépp lu may defee ci ndigalul Mame Makhtar laa koy defee yàlla def na dama nekk Xombol dëkk Xombol. màgge fa jànge fa di mën ci ay activités religieuses mu dem ba sama statut yokku war a yokk tuuti ma wax échanger ak Mame Makhtar via Messenger mu jox ma numéro woo ma recevoir ma defal ma procuration Jamra def ma le coordinateur de Jamra dans le département de Thiès dans la commune de Khombol ñu dem ba créer foofu benn cellule de Jamra bokk ko ku naan Serigne Moussa Sène di secrétaire général ba Mame Diarra Ñing nekk adjointe ak Souleymane Jules Ba nekk yore la communication de Jamra. ok kon nangu ngeen ni ñaari Jamra moo am ONG Jamra dafa am ak organisation islamique Jamra. waaw organisation islamique Jamra moo am mooy ONG Jamra moo am. moo am kon amul ñaar. Bamar Gueye moom amul ONG. de Mame Makhtar Gueye mooy vice président organisation bu ONG Jamra. benn Jamra rek moo am. point boobu leer na. waaw boobu leer na ñu dugg ci waxtaan bi ponk bu njëkk mooy vidéo bi circulé. ci réseaux sociaux yi week-end passé. te nga xamante ni une femme ba nga xamante ni ñi nee nañ ni. Thiès la fekk baax. muy commune ba muy département ba bi nga soqeekoo yow it. ñu gis ni dañ ko accuser de vol filmer ko am def ay jëfu caay-caay ci moom. loolu en tant que ku fi xeexal. jikko yow nan nga ko gisee. waaw bi ma ko gisee li ma njëkk a def mooy dama koy ñaawlu tey ñu cellule bi nekk xomb lépp dañ koy ñaawlu ni ko Jamra bi Mame Makhtar ñaawloo ndax d'ailleurs information yi ñu ci njëkk am sax mi ngi jógee ci Mame Makhtar ndax bokk na ci moonu wax ni bi mu gisee vidéo bi da ci waxtaan ak ñun ci foo xam te ne dañ ci partagé ci benn groupe yàlla def comme ñun Thiès leen dëkk ñu nit ñu daal di dox suñu wàll nag mooy dem topp nañ ko xam nañ ni information yi ñu ci am yépp yu wóor la mooy xale bu jigéen bi élève la étudiante la bac+5 la am yàlla def naat aussi bokk ci famille bu baax li waajuram bu góor wax ni dafa am problème mu xel. daf ko daan sonal lu baree bari. ba bi mu génnee sax ci fi mu doon fajoo ci ay bu semaine la bis lay toll. ni mu demee nag dafa ñaaw ndax comme ni waajuram bu góor waxee ni dafa dugg ci boutique di jënd ba noppi war a fay ji ku ca crise bi dikkal ko mu ni du ma fay bi mu nee du ma fay ki mu nekkal mënu ko comprendre parce que xamul ni psychologiquement kii am na lu ko daan dal. après mu jël bagage mu yore génn bi mu génn mu dugg ci benn boutique mu déclaré ni kii di ñëw nii soxna si di ñëw ab sàcc la. bi mu duggee ci boutique boobu foofu lañ ko malmené torturé ko c'est comme si ma jàpp ni comme ñun li ñuy mëne nit bu fekkee sax dafa sàcc yoon am na ci dëkk bi. da ngay jël sàcc rawatina mu jigéen nga takk ko war nga ko jës dem jébbal ko ci yoon te mën nga ko sax amaana sax mën nga ko bañ a takk mën ngaa ñuy waxtaan ak moom bu fekkee ni li nga koy wax rek nga jël ko yóbbu ko ndànk ci yoon mais jël nañ ko jël ay image am te ndaw si ëllëg mën naa yi dem ba yore une foyer di gérer une famille tey image yi ñu wane ci internet maanaam li ci am lépp li laxasu dafa bari maanaam violation sax laasu na ci viol sax mën nañ ni laxasu na ci ndax dañu ba ay cëram intime sax ñu koy jël di ko utiliser maanaam ci waxin waaye ci vidéo ba tey est-ce que parce que am na ñuy mettre en doute ni ku jigéen ki dafa xelam dafa xaw a wàññeeku dafa amee feebar am ñu est-ce que loolu yaa ngi confirmer nii dafa feebar te que aussi du ku tàmm di jël waaw dañoo confirmer ni dafa feebar waajurum bu góor dafa confirmer ak famille ak toute sa famille confirmer ni dafa feebar mais daawul jël musul jël crise bi moo ko dikkal ni mu ko dikkee da lay mëne bu la mënee mën nga wax loo warul wax ndax moom dañuy fayuma waxul dafay jël daf ni fayuma
mooy mu jàpp jël ay bagages am ba pare mu génn dugg ci benn boutique mu déclaré ko comme sàcc. waaw loolu moo waral nag fee am ci internet bi. mais ni mu amee dafa rafetul. ndax Sénégal gépp dañ ko ñaawlu ndax boo xoolee tey ndaw si mën naa dem ba ëllëg mu tane. bu boobaa ci côté négatif bi bu ñu ci xoolee rek dina ñaaw ci famille dina ñaaw mais aussi famille boobu bu ñu dellu see ci famille bi nga foog ni ñoom amuñu part de responsabilité parce que boo amee doom wala nit rek bokk ci askan mu feebar jóge ci hôpital yàggul muy soog a tane est-ce que waroon nañ ko bàyyi moom kese muy génn di dem. waaw foofu mën na ni famille bi am nañ ci part de responsabilité ndax ay bu bés bariwul ci koo xamante ni da nga amee crise waaye laa waroon nañ koo gën a xool gën koo toppatoo gën koo saytu bu baax a baax ndax waajur mu góor lim ñu information yi ñu ci am ñun waa cellule bu xomb li ñu wax ni dafa demoon di liggéey ma jàpp ni koo xamante ni da ngaa amee problème mu xel nga nekk jigéen teg ci. bu doon góor sax alal yi nekk jigéen teg ci xam ni jigéen moom dafa nekk cible. ci jamono ji ñu nekk man jàpp ni bu fekkoon ni bi muy dem. avant ñu koy bàyyi muy dem di liggéey saytu nañ ko bu baax a baax xool ban tolluwaay la am. foofu famille mën nañ ni am nañ ci part de responsabilité. boo xam te ni mais ndax nit ki mënoo ko garder ci kër mu war a dem liggéey mu war a dem ñaqi pour indi ci famille bi ndax est-ce que famille bi aussi moom bu demee liggéey bu ñëwee dina leen mën a apporter dara loolu xalaat nañ ko ci. voilà parce que aussi c'est vrai que ñee li ñuy def kenn du ko rafetlu mais aussi famille bi aussi waroon nañ mën a gën a jël seen responsabilité mais Cheikh ñu dugg bu baax ci point boobu au-delà de vidéo boobu noonu gis nañ internet da ngay gis ay commerçant yoo xamante ne dañuy am ay vidéo surveillance seen boutique ku ñëw sàcc au lieu ñu jël image bi yóbbu ko police dañ koy jël dugal ko Facebook dugal ko Twitter est-ce que jàpp nga ni jëfin boobu noonu lu rafet la. waaw foofu moom damay alerter directement waa Jamra ak waa yeneen ONG yi nga xam ni ñu ngi ci biir Sénégal di wax ni loolu dañ cee war a njëkk a jug taxaw xeex ci ndax man gis naa sama benn xarit boo xam te ne looloo tax sax ci loolu la amee ay problème ba mi ngi village toog dugg ci boutique jël benn objet fàtte ko téye ko ci loxo ñëw jënd ba pare yàlla def mu fàtte ko caméra de surveillance gis ko ñu jël ko exposé ko ci net bi te tey responsable de famille la may wax foofu ni nit bu fekkee ni comme lii am ci internet nga jàpp ni muy commerçant muy ki nga xam day nekk ci internet bi di xool nit ki def benn erreur nga gaaw doogu ci net bi mais mën nga am noo xam te mën nga ko doxalee ak nit ki woo ko via personnellement jàkkaarloo ak moom ni ko lii laa bëgg nga doxalee ko nii moo ma neex lii moo gis naa ko ci loo xamante ni waroo ko def ci boutique bi léegi nag lan looy sa xalaat su ko defee bu fekkee dafa jël mën na la koo jox yaakaar naa directement bu fekkee ni gor la mais nga jël image jàmbur te nit ki dina doon ëllëg kilifa loolu lu jar a sóor la mais boo yoree sa boutique wax dëgg yàlla say bien nekk ci war ngaa sàmm say bien war ngaa sàmm it aussi mais image boobu nga foog ni gënu woon propice approprié nga jël image bi jox ko ñi nga xamante ñoom la fi nguur teg pour ñu saytu yoon que nga jël ko di ko exposer Facebook. waaw strictement loolu moo war a am. loolu moo war a am mooy jël image bi dama yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñu yore suñu kaaraange bu ndewee ñoom ñu saytu ko li ci war lépp ñoom mën nañ ko def. mais aussi yéen nga xamante ne ku def lu ñaaw ngeen wax ko mais yooyu itam neen ci war a wax. waaw daanaka dañ ci waxaat ci. non il faut ngeen insister ni ngeen insister yeneen yi. bu ñu revenir tuuti ci internet. il y a 2 semaines passées. waaw ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa. am na ci ñoo xamante ni tey jël nañ ay audio yi ñoo xamante audio yi comme le cas de Moustapha Cissé Lo. jël nañ ci ay audio yoo xam dinañ ci ñëw. yooyu ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi bu ñu demee ba ñoom ñu mën a taxawaay ba doon kon ONG yi rek ñun ñoo ci des. te des gi ñu ci des mooy ñun ñoo war a gën a booloowaat. maa ngi dégg ci Mame Makhtar muy wax dem bi ngeen ko dalee fii nii bi fee yi amee mu gis image yi dafa woo waa Amnesty woo waa LSDS. ak yeneen ONG yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ak dafa doy bi ñu leen woowee ñëpp ñu regroupé ñu booloo takku def seen plainte yóbbu ko fi ñu ko yóbbu. topp image yi ba procès bi sax yaakaar naa ni démb la woon. mais dañ ko renvoyé waaye au-delà toujours dañuy wax ci internet. mais internet dafa bëri ay yaa nga xamante ne au fait man duma comprendre Mame Makhtar Gueye. internet dafa on est dans une société libérale duma leen comprendre seen position. da ngeen bëgg restriction ñu dellu société démb wala qu'est-ce qui se passe parce que internet aussi y a la liberté wala yéen qu'est-ce qui se passe quoi moi je comprends pas. waaw xam nga bu dee foofu Jamra taxawaayam ci internet. mooy défendre les valeurs soit culturelles wala religieuses
ni nga koy défendre nag mooy da ngay gis li nga xam ne sunu maam yi dañ ko fee bàyyi woon. tam rafet. te méngoo ak sunu diine. ñu fexe topp ko appliquer ko. traditionnellement. mais comme léegi internet dafa ñëw moderniser. actuellement comme sunu askan wi. nit yi léegi li solo si mooy da nga gis nit day nekk ci internet nekk Europe wala nga nekk fii Sénégal di jàpp kilifa diine yi di leen saaga. di jàpp ay nit koo xamante ni leer na li xamoo ko nga jël image wane ko internet pour yàqal ko. wala nga jël benn xale boo xamante ni maanaam xale bu lakk. xam nga loolu dafay am. gis benn xale bu lakk ñu jël partie intime am yëpp photo ko doo ko internet pour defal ko ndimbal. man loolu Jamra ñun d'accorduñ ci. ndax xale boobu day màggi ëllëg. mais aussi est-ce que nekkul nu parfois il faut choquer ñenn ñi pour laal seen corde sensible pour ñu mën a jàppale xale bi loolu aussi image quelque chose boo xamante il faut pas ñu exclure ko. waaw bu dee xam nga ndimbal mën naa jóge ci format bu ne. ndimbal mën naa jóge ci mën ngaa jug ndànk dem ci kilifa waxtaan ak moom. ñu ko diw Cheikh Faye mii dafa gaañu dafa am ay problème lii ak lii dimbali la ci nii. mais léegi nag boo bëggee ndimbal lu gën a gaaw donc wesaare ci penc mi nag mooy internet. internet maanaam mooy li nga xam ni aussi lu ñaaw da ci am lu baax am ci mais lu ñaaw moo ci ëpp. mais yéen man fu ma leen di rob yéen da ngeen wax lii baaxul. lii baaxul mais doo leen indi contenu. man non xam nga yéen lan ngeen di def. lii baaxul kese. da ngeen di ñaawlu kese. lii baaxul maîtresse d'un homme marié baaxul Wally Seck t-shirtam baaxul baaxul mais yéen qu'est-ce que bu ñu waxee da ngeen naan ñu simplement li fi maam yi bàyyi mais lan ngeen di proposer bu xale yi xamuñu ñi nekk internet xamuñu li fi maam yi bàyyi woon est-ce que yéen nekkul jotul ngeen indi un contenu boo xamante ne. day tax nit ñi xam mais yéen doo leen proposer dara. xam nga principe bu Jamra mooy Jamra du fekk kenn moom dañuy ñëw fekk si ko. comme ñun duñ dox dem ci kenn nit ñi ñooy dox ñëw ba suñu kër wala ñëw ba suñu siège fi mu nekkee ñu waxtaan ñu ak ñun lii moo arrivé nii leen bëgg a dox Jamra dafa am accord ak état. suñu organisation dafa am accord ak état. lépp loo xam ne dañ koy def day am suivi. am na ay détails yu bëri yoo xamante ni am na ci comme Canal Plus. am na loo xamante ni bi may doog a adhéré Jamra maam Makhtar expliqué na ma ko. tax nañ ba loolu émission boobu amatul. benn émission bu am ci Canal chaîne la woon. waaw chaîne la woon amatul. tey am na ci ay film yoo xamante ni am na benn film boo xamante ni mi ngi daw actuellement nii ci Sénégal. ay paroles yu ñaaw nga ciy dégg. léegi nag loolu ñi ngi fex ñun ñi ngi jug di dox ngir bëgg loolu arrêté ndax nit ki. mais aussi bu si loolu man d'accord naa li nga wax yooyu yëpp man j'applaudis. mais est-ce que yéen tamit bu ñëwee defee seen film. boo xamante ne ay wax ju ñaaw moo ci nekk. yéen. jamono parce que àdduna day dox quoi. jamono du fekk Jamra du fekk kenn mais jamono dox na foo xam ne day laaj ngeen def seen contenu. boo xamante ne ay wax ju rafet ngeen di promouvoir nit ñi di ko seetaan di ko xool tamit parce que nit ñi boo leen waxee bàyyi leen lii après fu ñu jëm loo leen proposé. waaw c'est que ma revenir tout ci table à la table wax ni comme li ma waxtaan wax démb bi ngeen ko dalee fii dani bu dee ci xale bu jigéen bi ñu jëloon image am wane ko ci internet bi contenu bi solution bi indi. dafa dem ci waajuru xale bu jigéen bi mënu ko yéen féetewoo leen côté médical ñu féetewoo côté judiciaire. loolu yëpp xam nañ ko léegi solution bi mooy nan fexe ba stabilité amaat ci diggante xale bi ak waajur. maanaam bu dee ay fait yoo xam te dafa am nag ci internet soit ay séries yi nga xam ne dañuy daw ci yenn télévision yi. li ñun suñu solution mooy fexe ba loolu dakk. loolu dakk ñu def ko ci anam boo xam te dafay méngoo ak réalité bi nga xam ne moo am ci Sénégal. mais man. d'accord naa li nga wax nga fexe ba loolu dakk man dama di nga ñooñu. idéo yi ngeen am. amuñu ko te duñ ko am. est-ce que nekkul nag jotul yéen aussi ngeen war a mën a produire seen contenu boobu man foofu laay waxee quoi contenu bu ñee dañuy def seen contenu. yéen jàpp ngeen contenu boobu day pervertir. yéen mënoo leen def contenu buy yar yéen. waaw contenu bu yaatu bi ñu mën a def mooy faaw ñu am ñu ñu jàppale comme lu mel ni état tey. su yenn dérive yi amee. mais est-ce que sollicité ngeen état pour si am nañ accord ak état wax naa la ko sànq bu yàgg. mais am accord tamit teew taxul mu nekk da ngeen koy solliciter pour laaj ko loolu quoi. comme ma jox la benn exemple ci xombol gi ma dëkk. man am naa accord comme man maay coordonnateur bu Jamra bu foofu ak xombol am naa accord ak la mairie de xombol ak le commandant de la brigade tey. am na yu ñaaw yoo xam te ni am na fa gis nañ fa ay jeunes yoo xam te ni dañ doon def chaque moment dañu jël seen i jakarta daw ba ci benn moment ñu toog am fu ñu gaare ñu ciblé leen xool leen ba seetlu ba xam fi ñu dëkk dox ndànk dem seen kër bi ñu demee toog waxtaan ak ñoom
laaj leen lan moo waral lii da gis nañ leen ci benn milieu ngeen di def lii ak lii ay ñaawteef te du ma ko mën a wax ci média bi mais bi ñu paree commandant dafa jël yóbbu leen menacé leen tortu leen tuuti ngir bëgg ñu bàyyi loolu solution la ci ñun waa Jamra. loolu seen solution loolu suñu solution la. solution boobu rek ngeen amagum quoi. mais solution bi nga xam ne moom lañ gën a mën a soxla mooy di jugee ci ndimbal li nga xam ne état lay jugee ci kaw. man ci ànd ak ñun liggéey. ba bu ñu gisee benn ñaawteef ñu taxaw ñu defaan pare ñu indi solution teg solution bi ñu mën a teg nag mooy delloowaat revenir at encore ci li nga xam ne mooy suñu aada. mooy suñu aada xam nga Jamra taxawaayam mooy défendre des valeurs culturelles et religieuses. waaw kay. mais daal man pour man internet bi. am na ñu ci yàq yéen a ngi koy xeex. mais aussi internet bi war ngeen ci yéen war ngeen ko jël pour yaraate pour gën a parce que man Jamra su ma leen dégg su amul lu xew du ma leen dégg su ma amul lu xew Jamra waroon na di wax ak nit ñi très souvent mais du ko def. boo xoolee cellule Jamra léegi mi ngi yaatu au niveau national Jamra fépp la am au niveau international fépp la am man mii di wax ak yow bi ma demee Dubaï fekk naa fa cellule Jamra. kon Jamra mi ngi yaatu. janvier passé bi ma demee Dubaï fekk naa fa cellule Jamra fekk naa fa ay imam yoo xam te ni Jamra lañ bokk yu ñëwee dañuy toog waxtaan boo xam ne ni ñuy doxalee ci Jamra. taxawaay bi Jamra nag mooy ci comme solution bi ñu mën a apporter population sénégalaise mooy. ñu am jàmm stabilité bi am ci. beneen bi ci topp mooy xam nga Jamra dafa nekk ONG boo xam te ni maanaam état il faut que état ñëw am taxawaay bu mu ci taxawee taxawaay bi nag mooy pousser ñu dooleel ñu. Mame Makhtar dégg naa ko ci waxam. mu wax ni man daf ma ko wax sax man bouche à bouche ni ma bëgg nañ benn télévision pour Jamra. xam ne léegi dañuy ñëw di teg. lu concret di teg loo xamante ni. dafay méngoo yow yaa ngi may wax yaa ngi wax information. parce que li nga wax nii mosuñu ko wax. et nit ñi ñu ngi leen di xaar foofu. ngeen di joxe solution c'est-à-dire télévision ngeen def seen contenu bi ngeen bëgg. c'est que mi ngi nekk en cours nekkul lu officiel. te ñu ngi ci waxtaan ci suuf. man bi ma ko waxee yàggul avant may voyager la ma ko wax. ni ma ñi ngi fexe am suñu télévision bopp. teg ay normes yoo xamante ni buñ gisee lii nii lañ ko nit ñi war comme ça mais Madior film série Madior ak Dior ñu gis ni nii la ñuy waxee ñun dañuy indi sens contraire bi waxee nii. boo xam ne dafay méngoo comme kiy toog ci télévision bi di seetaan waajuram di seetaan télévision dend ak waajuram xelam day dal ci li muy seetaan. ok mais fu ñuy jeexalee ci Jamra yéen Jamra noo leen organiser woo parce que li ngeen wax nii wax nga léegi télévision wax nga lii mais il faut de l'argent il faut xaalis il faut yéen nan ngeen di organiser pour mun a di doxal seeni activité waaw bu dee foofu moom Jamra amul salaire. Jamra da ngay am procuration man moo bokk. bénévolat la quoi. bénévolat la. mais seeni activité par exemple yéen à Xombol seen kii national bureau national nan ngeen di doxalee seeni di ngeen am ay activité nan ngeen koy doxalee boo leen koy doxal xaalis bi tax ngeen doxal ko foo leen koy jëlee. bu dee ñun à Xombol dañuy jël suñu moyen personnel bopp solliciter ay bonne volonté yu nekk Xombol. kon ku mel ni le maire Pambou moo koy nuyu de passage di nuyuwaale aussi quoi Magay Boy nekk un inspecteur impôt et domaine. di nuyu aussi Lamine adjoint maire. kon yéen daal amoo leen seen fonds propre quoi. non Jamra amul fonds propre. ok waaw mais ñi ngi solliciter état. ngir ñi nga xam ne doon nekk Jamra am procuration man loolu man maa ko bëgg wax Mame Makhtar. maa koy lancé waale di ko wax Mame Makhtar ñu ko ñun suñu sañoon ñi nga xam ne dañoo nekk ci Jamra am procuration nekk ñu légal. dañoo bëggoon état jàppale ñu ban maanaam salaire xam ne li ñu bëgg a def. salaire bi dinañ mën a jàppale ban mën a def te état moo leen war a jox salaire. waaw te état moo leen war a jox salaire kon baax na ñu jàll ci beneen ponk mooy actualité nationale. yéen da ngeen xeex jikko. da ngeen ni bugg jikko ju rafet law mais dañu gis ni caxatee bu ñuy caxatee alors réew mi ba dernière fois gis nga rapport IGE yi génn président ne nañ war na ñëpp xoolaat seen bopp yéen au niveau de Jamra na ngeen gisee loolu parce que yooyu tamit du ñi nekk ci télé bi wala internet bi mais ñooñu tamit loolu du jikko bu rafet de. waaw xam nga li olof naan kuy diglee cangaay day fekk yow nga njëkk set. xam nga état bu fekkee daf ñu bëgg ñu am taxawaay bu ñu taxawee ci suñu jikko ci suñu doxalin ak suñu comportement dama jàpp état moo ñu ci war a njëkk a gunge niñ ci état war a njëkk a gunge mooy ci dëkkaan yu ndaw yi nga xam ne dafa nekk ci biir Sénégal mais xam nga Sénégal du Dakar kese. te Dakar aussi dafa am doole ci Sénégal. mais da ngay dem ci benn région comme mu mel la région de Sédhiou boo fa demee mais dëkk bi dafa set wicc man dem naa fa.
def naa fa ay weer mais dama gis ni dëkk bi dafa set te dafa am benn taxawaay boo xam te ni état moo ko taxawee foofu ba dëkk bi maanaam am set ci jikko ci aada ci culture ak ci générosité maanaam ni ma ko ne mais man xaar sama question da nga mais caxatee bu ñuy caxatee alalu réew mi laa la wax yéen Jamra lan moo ci seen position parce que yéen du leen ci dégg ngeen wax. waaw xam nga am na question boobu nga ma posé démb defe naa laaj ngeen ko Mame Makhtar tuuti. mais tey yow laa ko laaj waaw am na foo xamante ni moom bu dee ci wàllu li ñuy caxatee comme par exemple xaalis Sénégal foofu tey mi ngi mel ni liiwu Sénégal yi jàmbaari Sénégal yi nga xam ne dañoo nekkoon fële ci Arabie Saoudite bi amee Jamra pourtant moo njëkk a jug taxaw xeex ko Jamra moo njëkk a fexe ba ñu bëri jot seen xaalis jotuñu à 100% mais Jamra moo dox rencontré président wala le ministre bi fi nekkoon le ministre de. ba léegi li ma la laaj tontu woo ma ko de. ci loolu laa jëm si kay. waaw bismillah. Jamra moo njëkk a jug taxaw woo état recevoir ko Macky Sall recevoir waa Jamra Mame Makhtar la recevoir bi ñu jugee foofu ambassadeur Arabie Saoudite recevoir Mame Makhtar jamono boobu man ak Mame Makhtar toog nañ waxtaan. bi ñu waxtaanee mu wax ma ni ma ñii fexe nañ Jamra moo taxaw xeex ba ñoom ñu mën a jël seen xaalis mais nag comme ni ñuy caxatee xaalisu Sénégal fii ñi caxatee comme ça comme Sénégal bi loolu Jamra taxawaay bi mu ci man lu dul oral la ci man wax ci. mais munul Jamra amul doole boo xam te ni. mais ñu déjà rek ñu dégg leen ci rek loolu war na mais duñ leen ci dégg. ah kay dinañ ci wax sax. déedéet doo leen ci wax waay. ndax boo xoolee tey am na benn lu ko li ci le cas de damay bañ a tudd tur le maire de Parcelles Assainies Moussa Sy. bi muy rejoindre tey APR. bi mu jugee ci parti bi ñoom rejoindre APR. discours bi mu doon tenir bien avant. Jamra indi na ko def ko vidéo partagé ko ci réseaux sociaux yi. wax ci comme maanaam kii dafa jugee fii ñëw fii kon kii jugee fii ñëw fii kon boo xoolee xaalis moo tax mais bu fekkoon ni comme par exemple ni maanaam gëm-gëmam moo tax kon day toog fi mu toog. day toog fi mu toog maanaam loolu. Jamra mais ba léegi tonton mais xam nga Sénégal jikko ju yàqu comme ni ngeen koy xeexee. du rek simplement xale yi di def li leen neex mais ay magum jëmm ñu état bi wóolu leen dénk leen alal ay milliards ñu jël ko def ci lu leen neex te du fi mujj fenn loolu ngeen jàpp ni loolu yoon la. non loolu moom rafetul loolu aussi. mais yooyu da ngeen ci war a taxaw di ci wax comme ni ngeen di waxee ci yële. waaw ñi ngi ciy wax kay. xam nga dafa nekk une question profonde la dafa nekk question profonde ndax li tax ma wax loolu xam nga Jamra maam dafay jug dox. mais du dem fekki kenn xam nga boo gisee ñu caxatee alal tey dëkk bi li nga mën a def mooy nga jug nga ko jox mooy nga alerté koy alerté ñi nga war a dem alerté ñoom ñooy caxatee réew mi fan ngay dem nga wax ko li nga mën mooy nga taxaw ci média yi ñëw ci comme fu mel nii fii tey Sénégal set ñëw toog ñu ñëw wax loolu la leen may nii ngeen wax ci parce que loolu mi ngi am nii foog ngeen waxtu ngeen rafetlu ko wala ngeen ñaawlu ko. am na question boo xam te ne dinaa ci dëkk ci kanam mooy ci ñi ñuy caxatee réew mi egg na ba ci ñun fi ñu dëkk tey boo fa ñëwee fi ñu dëkk tey boo fa ñëwee da nga fay fekk ni maanaam ñi fa nekk dafa am caxatee bu ñu caxatee suñu réew mi te tey boo amee loo xam te da nga koo soxla boo fa demee ñoom ñi nga xam ñoom nga ko wax ñoom duñ la faale. li nga mën mooy nga dem ci réseaux sociaux yi nekk foofu. ñi ak médias yi nekk foofu. nga wax. mais nga wax ngeen wax mais duñ leen dégg ngeen ciy wax. duñ leen dégg man j'aimerais bien que caxatee bi. ngeen boole ko ci jikko yi yàqu parce que aussi c'est vrai que kii xale bi yore sàngaraam wala def lu mu warul def jikko ju yàqu la yéen loolu ngeen di xeex mais tamit jël alal boobu moomul tamit jikko gënu koo bon de. moo ëpp Sénégal te loolu gën a bon Sénégal. mais il faut dugg ci état même pas un an. voilà nga nekk un milliardaire. mais yéen il faut ngeen ciy wax il faut ngeen ciy taxaw parce que am na ñu ciy taxaw di ci wax. mais yéen tamit dafa war a bokk ci seen cheval de bataille. bokk na ci suñu mais gisuñu leen ci Jamra. Jamra gisuñu si yéen daal da ngeen jàpp ni jikko yi mooy rek comportement yi ngeen dénoncé mais am na yeneen jikko yu yàqu. waaw mais am na yeneen ONG yoo xamante ni tey ñi ngi ci Sénégal yaakaar naa méngoo na gën nañu mën a méngoo ak loolu mais Jamra taxawaayam dëgg mooy ci jikko yi. mais léegi jikko la. loolu ko jikko faar la woon. jikko la il faut ngeen ci taxaw il faut parce que xam nga réew c'est fait d'un tout ñii dañuy def lii ñii def lii mais jikko mooy lal comportement yëpp. te yéen nag
li ngeen ne ngeen ni xeex moo commencé ca baykat ba ci président de la république. boo xoolee xeex bi ñu koy xeex maanaam boo xoolee ci li nga wax ci caxat-caxatee réew caxat alal réew mi. Jamra moo njëkk a jug benn société bu mag bu am doole fii ci Sénégal. amoon ay problème ay employés ak yooyu. mën naa ko tudd wala mën ma ko tudd. su la neexee muy la Sénélec. Jamra moo njëkk a dox digganteem état ak ñooñu. loolu ay médiation la rek waaw loolu médiation la. kenn gisaguñu leen fi ministre yi ñuy tudd ak waa ma wax la beneen. waaw te boobu noonu bugg naa ci seen ki mais kéwal yi ñu jël fële. yóbbu ko ci toolu benn ministre si toolu ay ministre ba am yu ci dee waaye Jamra moom du ci wax. waaw xam nga loolu moom am na maanaam statut Jamra dafa xaw a particulier. mais léegi alalu réew mi la de. waaw alalu réew mi la alalu réew mi la Jamra mën na cee wax. daf ci war a wax daf ci war a wax. waaw mais am na ñeneen ñoo xam te ñoo ci mën a gën a wax maanaam comme ci ba mu méngoo ba mu am impact ak loolu. li ma war a expliquer mais am ñooñu noonu ëpp ñu kàddu Jamra ci réew mi. Jamra moom bu dee ci ONG yi nekk Sénégal moom moo cëpp kàddu. voilà kon pourquoi du ci wax. moo cëpp kàddu parce que fu mu toll nii xam nga sénégalais yi Jamra bu waxee dañ koy déglu. Jamra bu xale bu jigéen wanee poojam ngeen kaas ko. te bu ministre bi defee lu mu warul def doo leen ko wax. ne ñeneen ñoo koy wax da ngeen ko war a wax. waaw loolu ñu ngi ci daanaka sax wax nañ ci waxati nañ ci ndax am na fi ay ministres yoo xamante ni. non mais bii moo xew bi ma la wax ni moo xew. le cas de Rangou bi ma ñëwaat ci tuuti. waaw non Rangou weesu nañ ko xaaral bi xew nii. waaw bi ngeen ci wax mais kéwal yee ñu jël saaxe ko alalu réew mi la. loolu alalu réew mi la loolu xam nga boo xoolee. waaw daanaka mais loolu lu Rangou def lu ñaaw rek. lu Rangou def lu ñaaw. daanaka moog lii ñoo yem. pourquoi doo leen ci wax. te bii moo gën a ñaaw sax. waaw lu tax bii moo gën a ñaaw maanaam kii dafa yor bakkan di dund comme nit. ñu jëlee ko fii yóbbu ko fee. voilà yéen kenn déggu leen ci. waaw xam nga boo xoolee ki ko yore. waaw mooy ministre de l'intérieur. waaw ak ministre de l'environnement. ñoom ñaar lañ ci tudd ñoom ñaar lañ ci tudd. waaw tey sécurité Sénégal kan moo ko yore ñoom. waaw tey boo dee alerté ci kañ ngay dem ci ñoom ngay demaat kon ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy exemplaire ñoom ñoo la joxe un bon exemple yoo xam te nit ñi dañu may roy mais waruñu loolu Jamra taxawaay bi mu ci mën a taxaw mooy. waaw jug dem ci média yi comme ñëw ci Sénégal 7 taxaw waxtaan. ngeen defoo leen ko nag. xanaa loolu moom dina laaj suñu kilifa yi ci kaw. déedéet ñu xool nan lañ mën a def ci taxawaay boo xam te ni. war ngeen ko def de. waaw parce que ci bon à vrai dire ci statut Jamra gisaguma ndox ci benn pas boo xam te ni loolu war nañ ci wax ñun. war ngeen ci comme ni ma ci laajee nii man ma osé nii te wax la ci. te it am naa ci kilifa dinaa ci waxtaan ak moom laaj ko ci posé ko ci ay questions. incha allah la ci Jamra incha allah beneen ponk ba nga xamante ni moo lambaaje réew mi bu ñu weesoo yooyu mooy suuf si. yooyu yaa ngi dëkk Thiès. département Thiès fu leen soriwul dara ndax boo jóge woon léegi foofu di dem Mbour doo def 30 minutes muy Ndingler nekk département Mbour nekk région Thiès mu am coow suuf mais coowul suuf boobu noonu dafa fës foofu rek mais fépp la laal parce que yéen foofu à Thiès fan yi la amoon na coow bu fa amoon ba ñu am ñu fa accusé mais Jamra loolu it yéen doo leen ci wax mais li ma la mujj wax ni ça vous concerne directement te surtout yéen seen zone yooyu moo am suuf yéen ban taxawaay ngeen ciy am. xam nga exemple ma lay jox foofu noonu question boobu ma laaj sax moom moo gën a neex ci question yi ma laaj yëpp ndax xam nga suuf dafa doy waar te ñun ñëpp ci suuf la ñu mujjee yàlla na yeex mais boo xoolee comme ci exemple bi ma la jox mooy ci xombol gi ma dëkk cellule bi ñu fa nekk bi nekk foofu Jamra problème suuf bi ngay am Ndingler bu ko raw moo am biir xombol. ah bon moo war a am biir xombol. waxal expliquer ñu. titre foncier comme problème foncier dafa am xombol ni mu amee xombol mooy xam xombol commune la. Toubatoul gi den ak ñun commune d'arrondissement la. Toubatoul moo gën a rëy xombol. ñun kër gi ma dëkk man. waaw kër boo paree benn kër ñaari kër ci Toubatoul la bokk. kon nga xam ne xombol réew. da ngay gis nit day ñëw jaay la kër jaayaat ko keneen ki yore même titre ki yore même titre ñoom ñaar dañu am kayit yoo xam légal lay doon te benn nit moo fa nekk fa nekkin boo xamante ni lu ko neex lay caxatee te xombali kenn du ci wax ñun ñoo njëkk a jug taxaw dem ci commandant wax am na tur wala amul tur. si am na tur. nu mu tudd. waaw xam nga daanaka. comme ñun dañuy dénoncer. waaw xam nga da ngay ni dénoncer. waaw mais boo nee booy dénoncer bugg dara dañ da ngay wax da ngay joxoñ fu mu amee. waaw xam nga maanaam sac baax na ci doomu aadama te ñun ñëpp it ñaan na yàlla ndax am nag njaboot. te it xam naa ni
peut-être yàlla mën na ko wàññi ndax ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy wax ñi ngi ciy wax ak ñi ci kaw. egg na ba ci bëgg nañ sax Augustin mi nga xam ne mooy xaritu maire de la commune de Khombole muy Pambou ñu jotale ko. wax ko ni ko maanaam municipalité bi nekk Khombole ñi caxat-caxatee suuf si ci Khombole ñun ñu dëkk Khombole ñun amuñu fa kër. man mi Khombole laa dëkk mais amu fa kër. amee kër dañ koy jaay. dañ koy jaay. mais ñoom dañuy jël tey ku ànd ak ñoom ci politique. ñu jël kër may la loolu ñun ñu ngi koy xeex. mais est-ce que yow mais aussi man d'accord naa mais est-ce que yow. aussi kër nit buy jaay këram du ko maye mais yow boo buggee kër da ngay jënd suuf nga tabax. da ngay jënd suuf nga tabax. waaw xam nga comme man fi ñu dëkk tey muy sama kër papa dañ koo jënd ñu tabax. waaw mais da nga dëkk Khombole ñu toog ba caag municipalité laaj leen seen i carte d'identité en 2014 la ñu laajee suñu carte d'identité ñu dañoo bëgg yéen ngeen am yéen ñëpp kër. ñu jox leen suñu carte mais ñu seppi ñi nga xam ni ñoom ànd ak ñoom politiquement may leen kër xam nga loolu jaaduwul. ba pare jël ay kër di xool ni leen neexee ci seen i espace si seen i besoins bopp di ko ci defee soit ay tool wala soit ay am na fi benn jardin boo xam te ne parce que mën naa ni mat na ay 8 hectares mi ngi foofu lii benn tool mat na 8 hectares ñoom dañ koo jël utiliser woon ko en 2015 ba léegi ma nga fa kenn dëggu fa fi ñu toll nii dagg nañ ko ay kër joxe ko te loolu fi ñu toll nii population askan wi dëkk foofu ñoo ko moom. problème bi am Ndingler man damaa gis ni bu fekkee état dafa bëgg nit ñëpp bay. man mii di wax yow tey damay bay ab baykat laa. ndax ci bay laa judd. maa ngi ci am ay projet moo taxoon ma dem Dubaï. am na dina am continuité. mais problème bi am Ndingler bu fekkee da nga état dafa bëgg ñëw bay foofu wala mu def ay entreprise mais mën naa ñëw waxtaan ak waa dëkk ba pare. bu fekkee wàllu bay la mu jël xaalis mu jox investir jox waa dëkk bi neen bay leen. ñu bay. baykat kay boo ñëwee ne dolli ko xaalis kay dolli koy matériel kay da nga koy gën a yokk doole. da nga koy gën a mais yokk boo ñëwee jël ay terrain jël suufam ñu ko dama ko jox keneen mu bayee ko. bu boobaa da ngay là y a problème y aura problème. lu tey am te tey dem nañ ba état xam ne loolu. du dëgg mais tamit benn affaire tam mi ngi ci yéen da ngeen am seen i terre. ngeen ne yéen a ko moom da ngeen ko doon ci maam. après ngeen bàyyi ko noonu doo leen ko def dara de. si dañ ciy bay. dañ ciy ñun côté secteur bi ñu dëkkee dañ ci may Ndingler googu ne dañuy bay seen i tool parce que boo xoolee tey ñoom ñi baykat yi demaat nañ jël seen i tool di bayaat. biñ ci gën a ñaawlu nag ci Ndingler mooy guy yi nga xam ne dañ jot nañ ko faa daaneel. waaw foofu laa bëggoon ñëw sax jàpp naa ni guy daa bokk ci parce que aussi balaa maa doon ñëw la parce que aussi fi nga dëkkee. Khombole gis naa ni seen bentiñe yi wàññeeku na trop. mooy municipalité bi ma lay wax bi fa nekk actuellement nii. te foofu lañ doon woowee France bentiñe. France bentiñe capitale Ngëndal. mais léegi lu waral loolu dañ ngeen ko góor mooy ñoom dañoo gis ay nit yoo xam te ni dañoo ñëw bëgg ay bois. léegi ñoom ñu fay leen ci suuf ñoom ñëw jënd. li ngay wax ni garaaw na li ngay wax ni garaaw na de. comme bokk naa ci ONG boo xamante ni ci loolu lay dox. te li wax ni gëstu naa ko ba am information bi te Khombole laa dëkk. te maa ngi dëkk ci biir Khombole. te bokk naa ci municipalité Khombole. moo gor. garab yi jaay ko léegi ñu dem ba ci biir premier adjoint moom moo intervenir woote ci kaw ñu interrompre. parce que dafa am divergence entre le maire son premier adjoint et son deuxième adjoint maanaam. ay problème am na ci kon deal bi ñoom ñett la woon. ñoom ñett la woon. après ñu dem xam naa kenn jël lu ëpp quoi. ci maire bi la woon deal bi problème bi ci maire bi la woon le maire quoi. Mbuub waaw Mbuub. ñu dem ba ci biir léegi problème am bi problème amee Demba Ngoy mooy premier adjoint Lamine Gueye mooy deuxième ma leen nuyu de passage ñoom ñëpp Demba intervenir bi mu intervenir après ñu arrêté. am na yeneen kilifa yoo xamante ne ay bonne volonté yoo xam ñu ngi dëkk biir Khombole comme mën naa ci citer tey ku mel ni Grand Aïdara moom dafa jël page Facebook am mu publier ci bind ci identifier ñu ko ñun ñëpp ñu daal di joxe suñu xalaat wax après ñu jël image yi partagé ko ñu dox ci bu ñu ci doxee ñu daal di arrêté. mais coow loolu daal moo fa am affaire bu bois parce que ku romb ku tàmm romb. Khombole ak koo xam ne yàgg na fa di ñëw. dina gis ni. bois yi kii bentiñe yi wàññeeku nañ bu baax. wàññeeku nañ bu baax yow nag nee nga tey jox nga fi information municipalité bi moo koy gor di ko jaay. moo ko gorlu di ko jaay. mais ba mu amee yéen am ngeen ci taxawaay. pour ñun ñëpp dañoo jug taxaw kenn ku ne ñëw taxaw foofu ñu ko doon dagg dama dem ba leen menacé de. lu tax dégguñu leen ngeen wax ko ba ñëpp réew mi yëpp. li gën a tax ma ñëw Sénégal set fii. mooy loolu mooy ñun Khombole dafa am ay dañ fa nekk amuñu benn taxawaay boo xamante ni dañu ko rendre ñun population bi. du ci média du ci mouvement associatif di ci municipalité du ci sécurité wax dëgg yàlla loolu am na fa. daanaka sax kon Khombole daal amul sécurité. commandant bi fa nekk nii sax wax dëgg yàlla macha allah dama koy nuyu ndax moom woo nañu waa Jamra
attestation de reconnaissance yi ñu def ak cellule bi yëpp moom moo ko accepté. ci bureau am lañ ko joxe mu joxeel ñu ko membre de Jamra ñu xam ne ñun luñ jugee di dox di dem ci autorisation la ñuy doxe foofu sax là moom on accepte. maanaam tey municipalité xombol boo duggee tey boo ñëwee xombol. boo doxee sa 100 mètres day ci lëndëm ngay jaar. ci lëndëm ngay jaar mais yow est-ce que nekkul da ngay bëgg politique rek. non man ci société société civile gi non. Sénégal moom bokkuma ci benn parti Sénégal moom Sénégal moom société civile moom nañ ko tegee ne ñii ñu fi doon bàkkee société civile ñëpp gis nañ fu ñu mujjee yow daal dafa mel da ngaa contre maire bi. contre moo ko mais ni muy doxalee dafa yeex. dafa yéex wala baaxul. xombal léegi mu am 100 ans. dafa yéex wala baaxul. dafa yéex ndax du ma xam nga maanaam. kon baax na ni muy doxal baax na. mais ni muy doxalee dafa yéex. baax na dafa yéex. non dama lay laaj. ndax baax na wala baaxul. non ni muy doxalee moom baaxul. baaxul waaw loolu ngay wax d'une manière générale. waaw ni muy doxalee ak xombal. ndax boo ñëwee tey ci meeru xombal man am naa privilège wax ko boo ñëwee tey ci nga dem ci mairie xombal boo fa duggee agent yi nga fay fekk du bari premier adjoint amu fa bureau deuxième adjoint amu fa bureau. tey boo duggee xombal tey nga bëgg a defar lu benn kayit signature maire pour nga am ko c'est tout un problème. maire moom xanaa dëkku fa. ci dëkk bi dëkk mais dafa feebar. fa lay yeewoo. dafa feebar. yéen a ko fal. waaw ñoo ko faloon. waaw da ngeen koy assumer. waaw foofu moom. da ngeen koy assumer. waaw aussi xam nga parfois nag il faut que nit ñi di assumer wu quand même munoo leen fal nit ba pare bu génnaat di ci wax da ngeen koy assumer. bu jeexee ngeen fal keneen. xam nga des fois nga invité nit nga fal nit. nga dem ba ci biir yàlla def ndog dal ko muy feebar. psychologiquement. ba bu toogee ak yow war a wax Cheikh Faye dana Issa. xam nga loolu yéenul ngay toog ci conseil municipal boo war a woo Cheikh Faye woo Issa. xam nga loolu moom maanaam àndut ak maire. léegi nag liñ ci mënoon dimbali mooy premier adjoint deuxième adjoint ñu mënoon taxawaay bu am doole. mais maire da leen seppi dem xool benn conseiller. municipal ci biir jiital ko ci lépp xam nga léegi premier adjoint ak deuxième adjoint ñoom duñ mën a. moom la def délégation loolu moom xombal. loolu moom xombal mais xam naa fu ñu dem ci Thiès. da nga wax ci jikko sànq ci kaw. man miin naa Thiès. Thiès bu 18h jotee. boo demee place de France ak ci kii bu bees li fa Idrissa tabaxoon loolu 2004. mais da nga yéemu li fa am. xale yi. seen sàngara si. seen comportement. foofu daal débauche la quoi. mais yooyu ban taxawaay ngeen ci am. xam nga am na benn soxna boo xam te ni mi ngi nekk Thiès mi ngi tudd Yacine bokk na ci Jamra. mos na ma wax ma loolu. ma ne ko léegi qu'est-ce qu'on va faire dañ bind lettre ñu adressé ko commandant bu gendarmerie bu Thiès. bi ma ko waxee loolu. xam nga comme man taxawaay bi ma mën a am ci Jamra ak audace bi ma ci doxee am na ñoo xam te ni mënuñu ko. ci yow li may wax xam naa di nga ko mën a comprendre xam nga Thiès dafa nekk région boo xam te ni dafa metti te dafa dangereux teg ci nan ma baal ci waxin. xam nga mais ñun ñëw nañ Thiès guddi taxaw ci place de France. ñun ñëw nañ Thiès guddi taxaw ci place de France pour constater xool li ngay wax nii. mais biñ ñëwee ñun foofu ñu taxaw fan lañu taxaw di ñu menacer. ñu leen doon menacer. ñu leen di menacer parce que jeunes yi nekk foofu ay Jakarta man aussi. taxaw ci place de France yore seen i sàngara ci seen i sachet nii. ak seen i bouteille ay na kenn nii téye ko nii. boo ñëwee taxaw dañ di leen laaj lan moo waral lii ak lan moo tax yéen lii neex leen ak ici ñu fekk ay riverains yoo xam dañoo taxaw ñu leen laaj est-ce que comme par exemple ni sécurité Thiès dinañ ñëw fii di def contrôle ci jeunes yi nekk fii ñu ne mënoo musul am bu fi amee mooy ramasse moo fi am kon Jamra foofu am na foo xam te ne taxawaay boo xam te ne Jamra moom mënu ko faa taxaw parce que xam lu tax mooy li nga ci mën a taxawee mooy dox dem ci ñi nga xam ne ñoo yor sécurité Thiès alerté leen waxtaan ak ñoom ñu xool nan la ñuy def ba veiller ci loolu. mais beneen solution est-ce que nekkul aussi mu waroon ngeen mun a jël problème bi. yéegal ko ci seen instance nationale yi. parce que ñoom aussi war nañ mun a am solution ñoom ñooy gën a jege yenn autorité est-ce que def ngeen loolu. am avant ma fi ñëw nii am na ñaari médias yoo xam te man maa leen woo téléphone. alerté leen bi ma leen woowee ñu laaj mais comme jamono ni muy doxee. boo gisee bi muy ñëwee sax ma génne sama procuration wan la. jamono dafa grave ndax gis nañ fi ay faux médecin gis nañ fi ay faux leneen ak leneen. Sénégal bëri na ay faux moom c'est ça léegi da ngay woote ni téléphone wax ko ni ko man maay Cheikh Faye coordinateur Jamra du la gëm. mais par exemple yow comprendre dama ne problème boobu ngeen boo leen ko jëlee jox ko Mame Matar Gueye mu porté ko.
yóbbu ko au niveau président de la république wala ministère de l'intérieur ngeen yaakaar ne du doon solution parce que li ma la expliqué nii mi bëgg a yàgg Thiès. mais li nga expliqué nii lu sax solution la ndax xam nga tax solution la mooy comme tey ñun mën na noo tey porter tey problème boobu noonu yéegal ko ci kaw man egg naa ci ba ma maxtaar su ma ko woon léegi sama téléphone bi daf may jël. dëgg la su ma ko bindee adresse email léegi mu répondre ma automatiquement. lépp lu ma ko sollicité ak te parce que bon xam naa ko. xam na ban tolluwaay laa am ci jamono ak ban tolluwaay laa am ci fi ma dëkkee. ak ci sama bopp quoi léegi nag lii solution foofu ñun bu ñu demee dañuy toog concerté waat bu baax a baax. parce que d'ailleurs sax jox nga ñu ci leçon foofu leçon de morale boo xam te ne tey mën nañ koo utiliser. bu nekkee jël problème bi traité ko bind jox Mame Makhtar mu jàllale ko ci kaw ñu topp ko. xam ni léegi dinañ xool nan leen mën a def ba problème boobu mën a régler à Thiès mais nag Thiès daa nekk dëkk boo xam région boo xam te ni yow xam nga li ma la wax ndax man maa ngi nekkoon Madoki laa nekkoon wetu armée bi Madoki fa la dëkke woon mais foofu c'est tout un problème aussi c'est tout un problème non foofu Thiès moom wax dëgg fa yàlla bu 18h jotee boo demee ci lieu yu ma lay wax noonu sa yaram dafay daw boo demee ci Agora bi ak ci Place de France tu te dis mais ana Thiès bu ma xamoon mais yooyu nag da ngeen ci war taxaw de. ak yeneen milliers yoo xamante ni sax moom da nga ko bàyyi. déet am na yoo xam ne du ma ko wax fii waaw kay c'est ça du ma ko wax fii mais xam nga maanaam dëkk boo gis bu ne rek am na maire am na police nationale am na gendarmerie nationale. mais war na am askan wi aussi askan wi. mais ñun médias yi ñooy suñu problème à Khombole et à Thiès parce que nii ngeen def nii tey ñu ñëw bëgg a wax bëgg tey. mais ñun nii lañ mel gis nga ñun ñu ngi nii. problème ñun Sénégal moo ñu yitteel. Sénégal moo ñu yitteel fi nga nekk ci Sénégal la bokk boo ñu sollicité da nga ciy wax il faut que aussi yéen ngeen di jël seen responsabilité waxal askan wi véritablement parce que loolu mi ngi nekk di ñaawal kanamu Thiès. dama dem Grand Thiès ñu fekk fa ñaari gars taxaw di xeex nit ñëpp di leen seetaan ma jël sama téléphone di woo pour bëgg a woo sama benn xarit journaliste Cheikh Bamba Faye Cheikh Bamba la tudd. ma woo ko jotuma ko man ni kan moo yoon numéro waa Thiès FM mais tout un problème loolu la am dama leen woo muy sonné du jot maanaam accessibilité ci média moo ñu jafe ñun. te mënuñ suñu liggéey dafay comme am impact ak média. parce que am na loo xam te ni su ma ko bindoon tey li ma wax li expliqué ci cas Khombole su ma ko bindoon tey ci média su ma taxawee ci média wax ko ñoom bu ñu doon def benn dinañ reculer. bu doon def ñaar dinañ reculer ñëw taxaw ci benn. mais suñu problème à Thiès mooy médias yi fa nekk pour nga am accessibilité ñoom dafay xaw a jafe parce que dañuy jàpp ni lépp looy def wala looy wax rek dafa nekk ci safaan. ñun problème boobu la nam foofu muy dama fiy lancé aussi médias yi nekk Thiès ñu wax leen ñun doo nekk société civile boo xam te ni wax dëgg yàlla dañoo bëgg rek lépp baax bëgg lépp rafet. bëgg it aussi nit ñi am stabilité dund ci jàmm. nit ñi am sécurité dund en harmonie. loolu lañ bëggal waa Thiès bëggal ko waa Khombole bëggal ko aussi village environnant yi wër Khombole yépp mais nit jugee na Thiès ab commerçant topp nit ku jëm Touba Toul ci marché hebdomadaire bi am foofu di ko topp ba biir Touba Toul mu rey ko fa. mais daal yéen daal li leen war est-ce que yéen a ngi ci taxaw ci seen département boobu. waaw ñu ngi ciy taxaw mais dafa des. ni mu desee mooy encadrement bi ñu ci soxla ak ndimbal bi ñu ci soxla moom moo des. dem ngeen gis président conseil départemental. gisaguñ ko bind nañ ko lettre mais répondre guñ. foofu ñun dañ ko bëggoon a jaarale ci média alerté ko. dina leen dégg. Cheikh ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw ñu ngi. di la bàyyi nga tàggoog waa Thiès ak waa Khombole. waaw may nuyu waa Khombole comme Khombole laa dëkk te am na ay kilifa yu fa nekk. di sëñ Ibrahima Mbacke ñaama di nuyu sama sëriñ sëñ Madi Sylla di nuyu sama yaay sama papa. sama doom Mohamed sama soxna Ware di nuyu samay xarit. di nuyu benn inspecteur boo xam te ni nag ñu koy woowee monsieur Maguette Boy jiite le mouvement à l'appel de Khombole nekk li ma sol nii. depuis longtemps moo ko jënd jox ma ni ma sol ko. di jaajëfal di gërëm aussi waa Sénégal 7 bu baax a baax ci disponibilité doyen aussi maa ngi koy jaajëfal bu baax ñu ngi lay gërëm Cheikh Faye yow ñu fàttali yow yaay coordonnateur ONG islamique Jamra fële ci département Thiès waaye yow yaa ngi fekk baax fële ci Khombole suñu mbokku téléspectateurs yi ak suñu mbokku internautes yi ñu ngi leen di dig daje beneen jotaay ak beneen invité incha allah. mën naa am ay photo fii avant may dem.